jërëjëf Al l'observateur tey ci xëtam bu njëkk rek waxtaan na ci mbiru Alioune Sall donc nekk loo xam ne ci coow li nga xam ne xew na fi fan yi Seynabou Ndiaye Diakhaté nag moom dugg na ci daal nee na procureur de la République daal moom yor na rapport yi donc dafa war a taxaw doxal si li nga xam ne moom la si war a doxal l'observateur tamit ñëw ci coow li nga xam ne amoon na fi jamono yi ne fële nga nekkoon côté Kolda ak soxna soo suñu reyoon muy Binta Camara ki nga xam ne moom moo ko rey daal muy Pape Alioune Fall joxe na film bi ni nga xam ne noonu la ko reyee maanaam bi mu ñëwee woo gardien bi xam ne gardien bi nekk ci kër gi mu woo ndaw si mu def 7 secondes bi mu ñëwee fëgg ñu ànd ci couloir bi xam nga lu mu commencé nee na que dafa wax papaam ne wéy xale bu jigéen ne ko sa papa moom defaluma dara donc voilà quoi donc xale bi ne ko loolu man sama yoon aussi donc waxante ko sama papa mu mbéj ko après woowu affaire bi tourné ci xoj ko donc déjà loolu daal wax nañ si benn affaire wax nañ également ci ki nga xam ne moom mooy Crépin Diatta mooy booy bi nga xam ne actuellement moom moo sagal Sénégal donc mu nekk loo xam ne daal ci dundam am na lu bëri loo xam ne waxtaan na ci wàllu xalem waxtaan na ci frère am bi nga xam ne dafa décédé waxtaan na ci papaam xam nga waxtaan na ci ni mu dóoree bal bi également ak polyvalence bi nga xam ne am na ko ci wàll fa maanaam daal waxtaan na ci lu bëree bëri donc loolu nekk la nga xam daf siy feeñ clip bi nga xam ne nag am noonu nañ ko fan yële muy Ngaaka Blindé yaa ngi koy fàttaliku mais gel bi nga xam ne dañ ko si def gis nga clip bi ni mu demee woon il est habillé de manière très très dénudée en plus. waaw léegi nag moom nee na moo assumé mi ngi assumé responsabilité liberté d'expression la nee na mi ngi koy assumé amul lenn loo xam ne ragal na ko si wala mi ngi ko si rëccu daal. Le Soleil moom dafa ñëw ci mouvement bi nga xam ne personnelu enseignants yi xam nga chaque année ñii dañuy bëgg ñu affecté leen ñii jege si seen jëkkër ñii dem ainsi de suite donc 78 000 demandes moom moo am pour seulement 19 596 postes vacants. donc mu mel ni affaire bi daal. yërëm naa ñu war a tranché. waaw mais Mamadou Talla moom nee na daal nañ ko teg ci rigueur ci transparence ak équité. surtout waaw donc ci traitement dossier yi. ak logique. waaw amul parloo amul leneen quoi donc nañ ko teg ci loolu donc Soleil ci loolu la xëy def journal de la CAN également milieu terrain bi donc am na xeex bu bëri parce que ñi ci nekk ñëpp vraiment ils se valent donc dafa nekk loo xam ne ñu ngi ciy taxaw donc déjà loolu nekk na loo xam ne ki nga xam ne moom mooy Soleil ñoom ci loolu lañ indi seen xët bu njëkk tey. Le Quotidien moom dafa ñëw Seynabou Ndiaye Diakhaté yaa ngi koy fàttaliku donc Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nee na rapport OFNAC yi actuellement daal moom fekk na procureur bi daal cokkaas ko doon na ko benn coup mbagg nee na ko daal li nga xam ne daal affaire yi ñu ngi si daal yow sa jëm bopp na nga jël dossier yi nga jox ko benn juge d'instruction pour mu mun ko instruire doxal ko donc déjà loolu nekk na li nga xam ne si kaw OFNAC tamit moom nee na OFNAC ci ay liggéeyam dina ko teg ci yoon du ci daw du ci dellu ginnaaw donc déjà loolu nekk na nga xam ne fële nga xam ne fa la Alioune Sall nekkoon muy caisse de dépôt et de consignation am na njiit gu bees sama grand waaw Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom moo nekkoon directeur des impôts et domaines donc jël nañ ko yóbbu nañ ko foofu noonu nga xam ne caisse boobu noonu dafa bëri woon coow donc déjà loolu nekk li nga xam ne taxaw na si mu mel ni daal quotidien moom ci loolu la wax lu gën a bëri donc OFNAC am fële CDC am njiit gu bees. Vox Populi moom ñëw na nee na bu ñu fàttalikoo ci ay jamono ci gannaaw ki nga xam ne moo nekkoon Khalifa Sall waxoon na Macky Sall ne ko nit di nga def dara àdduna dox ba mu ëlbatiku dalaat ci yow loolu li mu bëgg a wax mooy li dal actuellement Alioune Sall moom dafa mel ni junjoon na ko ka nga xam ne moom mooy Macky Sall laata muy dem foofu nga xam ne mooy Ndumbu Sine donc déjà tey populaire Vox Populi ci loolu la wax mu def si xët bu yaatu nag fi mu nekk ni OFNAC tamit moom liggéeyam def na ko nee na parquet bi def moom it li mu war a def. dëgg la waaw donc kon déjà loolu daal amul benn coow loo xam ne daf si nekk Lions yi nag dañoo dëgër der fi mu nekk nii nee nañ jàpp algérien yi duma rek. motivé à mort. amul waaw motivation dëgg moo ñu jàpp. amul explication donc duma rek. Dakar Times moom dafa ñëw ci li nga xam ne mooy affaire Petro-Tim bi li mu ci wax mooy Londres muy capitalu fa nga xam ne mooy Angleterre service secret mi sànni nañ leen de. ñu leen ni daal nee nañ leen dem leen ngeen gëstul ñu mbir mi ba xam ñu exactement lan la comme ñun ñu ngi siy tudd. xam nga dans toutes les grandes démocraties laaj na bu ñu leen tuddee ñoom it ñu mun ci am ay tegtal yu leer yoo xam ne ëllëg si biir bu ñu leen fu ñu leen mën a wooy fu ma xam ne féete benn donc ñu mun si wax donc mu mel daal waaw ñoom ay argument yoo xam ne dañ si wax donc Frank Timis dafa nekk li nga xam ne daf si kii BBC moom xaw ma nan lañ ko lijjantee mais disque dur Frank Timis lañ yor
waaw ak yeneen point yoo xam ne ñoom wax nañ ko si. c'est que nag xam nga journaliste d'investigation. waa BBC wala 90% ñoom noonu lañ mel. c'est-à-dire que dañuy topp enquête pendant 1 an 2 ans 3 ans 4 ans day nañu waar. dañ dem nañ ba sax génne baat beneen lu xóot ne Frank Timis 450 millions lañ ko condamné woon en 2006 foofu ci Londres pour ay fausses déclarations. dollar wala livre sterling. livre sterling waaw yow tam. loolu bëri na. waaw yow xam nga ñooñu livre sterling la ñuy wax. enquête quotidien moom dafa xëy rek ci dossier de malversation bi nga xam ne am na fële ci kudd. donc OFNAC moom nee na procureur Serigne Bass Sirou jox nañ ko affaire yi donc na dem ci ay texam li ñu ci war a doxal mu doxal ko. donc kon déjà loolu dafa nekk li nga xam ne daf si taxaw donc dossier bi jox nañ ko ka nga xam ne moom mooy procureur bi depuis ñeenti at. donc kon fi mu ne nii xam naa dañuy xaar rek pour lim si war a doxal rek mu doxal ko si. CDC Cheikh Ba nekk na nouveau patron bi donc déjà moom aussi dafa nekk li nga xam daf si ka léegi nag ki nga xam ne moom mooy docteur Maurice John mu nekk enseignant chercheur ci wàllu science fa la nga xam ne mooy Sciences Po nee na démission bi nga xam ne Aliou Sall daf ko def. baax na ci moom. oui bien sûr dafa nekk loo xam ne daf ko jox bouffée d'oxygène. absolument bu am solo boo xam ne pression bi métti na woon trop. waaw mais dafa nekk loo xam ne daal lu am solo loo xam ne jox na ko. super. tribune moom dafa ñëw ci nee na fi nekk nii de wax dëgg yàlla procureur bi de mi ngi ak lu toll ci fukki dossier ak juróom-ñaar. am na liggéey. waaw yoo xam ne daal ña ngay nelaw ca parquet ba léegi nag ay enquête sans succès mais comme procureur moom daal xam ne ni muy liggéey ñun moom duñ ci sori. yaa si dul sori. non man jottali wax ji man wax ji sax du ma ci sori quoi. Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nee na daal wax dëgg yàlla Serigne Bassirou Gueye war naa gën a actif de ñoom ñaar comme ay juge lañ nag xam naa du ñàkk dinañ ko mën a waxante ci seen biir. seen langage codé la. waaw ñoom nañ ko xool nuñ koy comme ñoom ñaar ñëpp daal langage codé la. waaw ci domaine boobu lañ nekk daal nañu xool ni nga xam ne noonu lañ si doxee yamba baa ngi tas dëkk bi de. ñaata tonnes 4000 cas. lañ recensé ci 2018 bi 4000 cas yoo xam ne ci xeetu ay yamba ak ay xeetu drogue ak. waaw ay xeetu di ko drogué xam nga fii xam nga booy gis nga booy keneen maa ngi doon amay soupçon ci moom mais heureusement ba du ko def non mais heureusement non dama laajte dama dem laajte ñu ne ma non booy bi nice mais maa ngi ko doon soupçonné parce que booy bi day xëy bët yi di xonk man wóoluwuma ko ñàkk nelaw rek la liggéey bi moo bëri xaw ma de man daa boobu mais liggéey bi moo bëree après laa dem laajte ñu ne ma non booy bi nice quoi ma ne booy bi bët yi day xonk wóoluwuma ko voilà donc loolu daal moom moo si taxaw ci wàllu laas moom dafa ñëw ci Seydou Gueye ñëwaat na de ancien porte-parole du gouvernement. waaw ñëwaat na fi mu nekk nii daal moom opposition bi la jàpp daal yekk leen lu mel ni xeme. waaw waaye bii sax dafa garaaw quoi nee na daal ci opposition bi da ca may acteurs yoo xam ne dañoo aigri maanaam dañu soxor quoi dañu bon di verser ci surenchère radicale et puis ci yenn yi haine sax lay nuróol quoi moom. donc déjà mais ñoom noonu lañ doon waxee avant Ablaye Wade di wàcc. oui mais bon ñoom ñan. ñoom ay politiciens. ñoom ñëpp ay politiciens lañ justement donc loolu la wax daal nee na nag dinañ teg en œuvre benn communication authentique ci affaire Petro-Tim bi ci wàllu com bi nga xam ne jëm na ci palais bi donc kon déjà loolee nekk na li nga xam daf siy taxaw Seynabou Ndiaye Diakhaté moom mayul dara ki nga xam ne mooy procureur de la République. Walf Quotidien. Walf ñëw ci li nga xam ne moom mooy bu ñu nee affaire Petro-Tim nee nañ ginnaaw Aliou Sall kan moo ci topp donc déjà loolu mu nekk loo xam ne Walf moom la teg tey laajte si donc loolu daal nekk loo xam ne dafay nekk li nga xam ne daf siy taxaw donc wax na également ci état civil bi ñu def ci benn reportage bu yaatu ci audience su état civil ba xool li nga xam ne noonu lay doxalee ba xale yi mu amul këyit am nañ këyit nekk de àll am nga loo xamul de parce que xam nga wàññi say at délit la xamoon nga ko. waaw xamoon nga ko juge moo ko war a prononcé. waaw mais alors dañ leen a wàññi say at moom. déet defal naa xam nga soo wàññee sa at ak complicité wu kenn loolu faux usage de faux la. loolu la wax loolu de délit la. ko xamul day na nga si bàyyi xel. Sud Quotidien. Sud Quotidien moom nee na ki nga xam ne mooy Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ngi clashé ki nga xam ne mooy Serigne Bass de mayu ko dara fi mu nekk ni daal moom nekk na loo xam nee na nag wax dëgg yàlla jox na cër lool procureur de la République bi mais daal actuellement nee na daal dina ko jaaxal lool pour procureur bi doxal dossier yi ñoom nag comme ñoom ñaar ñëpp ay magistrat ay juge lañ xam naa du ñàkk dinañu waxtaan ci seen biir waaw ki nga xam ne nag moom mooy Sadio Mané dina ñëwaat Salif Sané moom vraiment dafa am blessure mu nekk ay équation à double inconnu yoo xam ne actuellement il faut ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé mu xool ni nga xam ne noonu la koy doxalee daal donc déjà loolu mu nekk loo xam ne rek moo gën ci sud. Libération moom dafa ñëw ci ASECNA am na lu fay xeeñ de bu continuer nii mbiru nju njaaj moo fay dugg de
Libération def enquête bi exclusive sax la ko def donc mu mel ni daal actuellement moom benn partie ci wàllu fonds yi nga xam ne daal dañ ko faa defoon dañ ko localiser ci benn compte boo xam ne nekk na ci benn banque fële ci Conakry la lañ ko wax yëpp nag doy na waar donc ñi ko def nag ñan la mu mel ni kon daal am na détournement ak ay affaire yu garaaw a garaaw yoo xam ne daal taxaw na ci foofu nga xam ne moom mooy ASECNA donc Libération moo ko xëyee tey ci xëtam bu njëkk Amadou Ba nekk la voix de l'Afrique donc kon dem na foofu nga xam ne moom mooy Chine donc amay taxawaay yi nga xam ne daf si taxaw fa nga xam ne nag aussi moom mooy Macky Sall actuellement mi ngi tablé ci 13 114 milliards yaa ngi dégg wax waaw nee na loolu xam nga ci lan la projet yi nga xam ne daf ko am entre 2020 ak 2022 13 114 milliards donc moom daal ci loolu la ciblé pour mën a am li nga xam ne daf ko bëgg. Les Échos moom ñëw ci li nga xam ne mooy OFNAC def na gannaaw bi mu defee liggéeyam nee na procureur bi nag na saisiru jël affaire bi jox ko ki nga xam ne moom mooy juge d'instruction loolu bu fekkee ne jox na ko après nag affaire yi mën a doxal Seynabou Ndiaye Diakhaté daal moom moo xëyee loolu Lions yi nag ñëw nañ confiance bu yaatu bu mucc ayib lañ am fi mu nekk nii laata ñuy daje ak ki nga xam ne moom mooy match ñu nag Algérie donc fi nga xam ne nag moom mooy vigile boobu nga xam ne rayoon nañ ko caare yaa ngi koy fàttaliku nee na commerçant boo xam ne daal ci côté Comico 2 bu Guédiawaye nekk ak benn cambrioleur jàpp nañ leen de c'est bien ça. waaw commerçant bi lu si yoonam doy na waar commerçant bi lu si yoonam mi ngi fii de mi ngi ci Les Échos de xam naa bu gars yi ibbee rek dinañ ci xool kon déjà nekk na loo xam ne nañ si bàyyi xel bu baax a baax donc déjà loolu nekk na loo xam ne si kii ñi nga xam ne ay apprenti chauffeur lañ lu toll ci 10 kilos yamba yoo xam ne daal dañ koo gis ci seen bus apprenti yi nag ñi ngi ne ku nekk ci ñoom daal nekk de waa ji da leen mayoon 2 kilos 500 yu yamba pour ñu noppi quoi ñu xool dañ koy defee 2 kilos 500 yamba moom ku ko ci tux moom daanaka boo moytul fa ngay jaaree da ngay wàcc réew mi quotidien moom nee na Aliou Sall COUD déclaration de patrimoine polémique bi nga xam ne am na ci diggante OFNAC ak parquet donc ñoom ñëpp ay magistrats lañ donc du ñàkk xam naa ne dinañ xool li nga xam ne noonu lañ koy lijjante Ahmed Khalifa Niass nag dugg na ca coow la wax na def na grand débat lu ne wax na ko te xam nga Ahmed déjà ay waxam gars yi dañ koy bàyyi xel parce que déjà moom day wax lu ko neex lay wax waaw déjà loolu nekk na xel père de famille am nañ problème courant ba day yokk ak carburant bi de nii yàggul nii fii ak est-ce que du ci weeru juin mais c'est vrai que nag au niveau de pays yi xam ne ñooy def pétrole bi fu mu ne nii instabilité moo fa am de Trump de mi ngi fay rajaxe fu mu ne nii en tout cas fi mu nekk nii daal pétrole beeg courant bi day yokk de retraité yi nag ak liggéeykat yi wax dëgg yàlla dinañ ko naan parce que Macky Sall nee na nañ fay salaire yi kon daal tey fi mu ne nii paaye bu ñu demee fayeeku ji dinañ fekk li nga xam ne daf si taxaw kon déjà loolu nekk na li nga xam ne daf si taxaw réew mi nag ñëw na ci Abdoul Mbaye ci xaalis boobu ñu koy jiiñ ak procès Hissène Habré dañ ne lan moo tax moom mu réticent quoi soriwu ci woon déjà loolu am na leneen lu ci xaw ay waay tàggat yaram la ñuy jeexale ki nga xam ne moom mooy Stade Quotidien Crépin Diatta sama booy bi Crépin suñu lion suñu gaynde suñu booy bu génnee gi man booy bi li mu tabax hôpital bloc opératoire bi moo tax ma ànd ak générosité voilà nee na daal moom mooy lieutenant bi manqué woon Sadio Mané pour Sadio Mané mën a def ay preuve am donc stade moom moo ci taxaw donc déjà loolu nekk na li nga xam ne daf si taxaw Copa América bi yaa ngi fàtte xam nga am na fi mu nekk nii Brésil ak Argentine boo moytul ñu dem demi-finale ñu daje fa ñoom ñaar oui boo moytul ñu daje fa de donc déjà loolu nekk na li nga xam daf si taw Nigéria ak Guinée Conakry tey 14h30 yàlla ma yàlla baal choc la wat choc crucial waay mais vraiment non Nigéria moo quand même favori xaw ma favori mais daal choc crucial moom tey ci ngoon léegi 14h donc kon déjà ñooñu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw sunu lamb moom ci li mu ñëw dafa nekk ci Forza xam nga Forza booy bi nekk Fass oui nee na ko gars yi jox Reug Reug mu defal ko bagage de loolu wax nee na daal na Forza na ko gars yi jël man daal xam naa ne Reug Reug daal ñëpp a koy wut fu mu ne nii jaata baax na de nee na daal nañ ko jël Forza daal bu ñu ko jëlee mu defal nee na bu ñu ko joxee Reug Reug mu defal ko bagage donc déjà loolu dafa nekk xam nga combat bi ñëw mois de juillet bi xam nga combat bu tàng day am xam nga Boy Niang day ñëw moog Lac de Guiers 2 le 13 bi nga xam nga la le 13 bii nii ki ñu wax Kalmu Ndour ak Zamba
ñoom ñi ñëw le 31 donc mu nekk juillet boo xam ne danger yu ngand la pour booyu dégool mooy papa Boy Niang waaw su ne dafa nekk ci ay front yu bëri donc dafay tar Biram ñi nga xam nga ko Biram ñi nga mooy Père ñi nga waaw non Père Biram ñi nga bu Modou Lo Modou Lo ah oui Modou Lo nee na booy bi de préparation bi mu def nii musu ko def bi mu commencé chaque fois loolu lay wax waaw chaque fois loolu lay wax mais booy bi ni ñu ko wanee nii garaaw na di gis nga waaye yow chaque fois loolu lay wax saa booy bi gis nga ak Balla Gaye loolu la wax tamit non mais est-ce que gis nga non nee na non xam nga li tax affaire bi neex ak Balla Gaye c'est vrai que préparé woon na mais defoon nañu ay erreur parce que gars yi ngi ne amuloon poids. wait and see man. waaw ok donc wait and see en tout cas loolu daal la wax donc xam naa dañoo jàng nag ci défaite boobu est-ce que jànguñu si tamit. ah oui. mais Eumeu Sène nañu sekki. saa yi fii nga fi ñëwoon faral fii booy kii. booy Gris 2 nga fi faral booy Reug defal ko bagage. faraloo ko. ok loolu de faralu ma kenn bu la booy phase yi jàppee xam nga yow phase centenaire Gibraltar mënuñoo ñu jaxase. ok cim ok yow gis nga yow maa ngi jégalu léegi ndeysaan dem si yàlla si ki nga xam Mor Fadam xam nga yàlla dafa dogal mu gën àdduna jamono yi ne di ñaan yàlla mu xare ko àjjana sara xam nag yàgg lool ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootam ñi ngi laaj nag est-ce que drapeau chef de l'état bi am Mbour week-end bi est-ce que CNG bi dina honorer Mor Fadam dina ko honorer loolu mooy les connaissants oui loolu mooy yoon parce que vraiment c'est un grand champion c'est vraiment donc mu nekk koo xam ne les beaux jours bu arène Sénégal wax dëgg yàlla Mor Fadam am na lu ci def waaw am na lu ci bu def nekk lamb na ko fi waaw mu nekk koo xam ne vraiment crevant bërekat bu mag la woon donc di ñaan yàlla héritage bi nga xam ne bàyyi na ko fi pour doomam yi yàlla nañ ko gën a perpétuer absolument waaw donc déjà loolu daal moo nekkoon yi gën a fës ci xëtu yéenekaay yi tey donc di am yaakaar daal gis naa Seynabou Ndiaye Diakhaté daal tey ak problème mu moo procureur daal seen mbir moo lëmbee journée yi waaw donc ñoom la ci seen biir ay magistrat lañ daal bàyyi leen ñoom seen biir ñu lijjanti ko ñun daal ñu ngi noonu daal